kat nga def ko ñaari bread yi mu Dumbal. ñu ngi koy di ko ñaawlu man naa wax ne boobu tey dama feebar bi ma ko yégee ba tey parce que neexul képp ku dëkk Yoff neexul képp ku jaar CM Yoff neexul tamit képp kuy jàngalekat te man sama jëmm yi dafa daje si ñett yooyu yëpp dama dëkk Yoff di ancien élève bu CM Yoff ba pare di jàngalekat te comme ni nga ko waxee l'affaire commence à être récurrente te jàpp naa ni bu ba ko xale yi dooreen daaw si la si autorités yi waroon jóg def si ay sanctions yu exemplaire bu ko defee lii dootuñu ko dolleeti mais gis naa ne bi mu xewee daaw après bi école tijjee dajale leen xale yi wax leen ñu def ay excuses présenter excuses on a un peu théâtralisé l'affaire quoi te man dama jàpp ne à la première tentative on devait sanctionner fort waaw léegi nag mbir maa ngi dem saa bu xale yi tëj ñu ngi wàcc lii jàpp naa ne daal jot nañu jóg si d'abord njëkk leen a wax ko parce que comme ay xale leen il faut mettre le bâton et la carotte nañu boo école tijjee nañu wax ak ñoom wax leen ñu arrêté complètement waaw man nag maa ngi ko ci xaar dëgg-dëgg neexul mais parfois nit di nga sanctionné pas parce que da nga soxor xam nga yarkat den yarkat du soxor mais yarkat dafa baax muy sévère donc bii moom franchement maa ngi ko ciy xaar pas si ngir soxorteel mais pour yar pour donner l'exemple il faut mettre les sanctions parce que lii buñ ko freinéwul kenn du xam fu mu jëm et puis ça xam nga xale bu tegee pas mu neex dafay continuer léegi il commence à faire de la tradition bu ñuy tëj di saboter kenn xamul est-ce que duñu dem ba ci di agresser même le personnel de l'enseignement dans les écoles moo tax il faut arrêter quoi il faut mettre les bonnes sanctions. fi mu nekk nii moom doo comprendre man damay wax ne est-ce que depuis les maisons que les parents ont démissionné maa ngi profiter ci chaîne LMD bi di lancer benn appel mooy parents yi nañu xoolaat yaru xale yi ci biir kër yi parce que xale bu ne représentant nga d'une famille dans l'école waaw donc parents yi nañu takkaat nañu xaraat seen tànku tubéy ci éducation xale yi di xool di lëj mbëj di lijjanti xale yi parce que ni nga génn kër dem école rek jikko ba nga génn kër ga moom ngay yóbbu école. ndax ñëpp gis nañ nu mu demee daaw élève defoon nenga ren mu ngi xew fii nii sunu dëkk di Yoff fii moom école yaruñu kenn quoi ndax balaa ngaa yaru say parents ñoo leen njëkk a yar école da ngay dem rek ñu yokk la kër ga la ñuy yaree te nit ndaw da nga koy yar ba mu nekkee sa xale nit mënoo bàyyi ba mu màgg nga ne dañ koy yar xale yi yaruñu leen lii sa Yoff ñu ngi koy defar pareegul élèves dañ daan tëb miir ñu yokk miir pour lan élèves yi bañ a tëb miir ñu defaraat ay classe yokk ay table banc pour lan bëgg élèves yi jàng pour lan ndëmm ëllëg Yoff élèves yi da nga war a xam ne Yoff dañuy reyante pour élèves yi Yoff dafa war a am président dafa war a am ministre am na ministre mais dafa war a am ay ministre ñun Yoff ñun ñoo war a bañ ñu naan Yoff dafa am ay agresseur wala Yoff dafa am ay sàcc ñun ñoo war a bañ loolu ñun ñuy dëkk Yoff comme bu ñu fayalee pour ñu jàng dañ war a jàng quoi suñuy parents dañ sonn si ñun suñuy parents fu ñu jëlee xaalis bi faru ñu ko dee gaynde dañ koy ñaxa nii waaw boo inscrire ñu jëlaa kat fekk ma waxaat si Macky Sall quoi parce que man li may wax ragal ma nga de enseignant da leen war a fay quoi dañ am ay doom ñuy jànge kon ñun ñuy jàngee nii ñu bëri seen i doom dañuy jàng si privé ñu seen i doom ñu ngi jàngee public da nga gis benn doomu président bi jàngee fii nii Yoff wala Sénégal doomu président waaw man sama morom li ma leen conseillé mooy ñu gën a góorgóorlu quoi ndax lu metti yàggu te lu metti góor lay daal te ñi ko doon def xaaj bi yëpp ay góor leen kon nañ bàyyi xel ne ñoom am na leneen lu ñu war a def seen àdduna ay ndaw leen tollooguñu fu ñuy ñàkkee wala fu ñuy amee. franchement loolu c'est pas normal parce que léegi jeunes yi dañoo am habitude boo xamante ne dañuy jël loo xamante ne ni jaaduwul ñu bëgg ko def tendance te plupart ñi koy def ñooy ñi nga xamante ne ni amuñu daal éducation amuñu envie jàng en fait
ñoom ñooy ñëw di yàq deru élèves yi léegi dëkk bi koo wax ñu ne la voilà léegi jeunes yi ñoom la te ñoom ñooy yàq deru élèves yi franchement man loolu moom c'est pas normal. dama leen di conseiller ñu reprendre franchement jàng bi obligé wuñu ko kenn ku bëggul jàng rek nga dem toog sa kër ut leneen loo def parce que dëkk bi métier yi bëri na franchement boo bëggul jàng nga dem uti métier moo gën nga nekk ci école yi bëgg ñu dàq la bëggoo jàng ngay saccagé di yàq deru nit ñi franchement élèves yi jaratuñ dara ci dëkk bi parce que yàq nañ deru ñëpp. sama gis-gis moom dafa clair parce que loolu moom c'est pas digne d'un élève parce que normalement bu fekkee da ngay jàng kay dañ koy ormal table banc yi tamit ñoom moomuñu ko kon bu ñu ko yàqee ñu ngi tooñ di yàqal seen bopp di yàqal nit ñi ñu ngi yàqal di yàqal seen bopp loolu moom defe naa tamit mauvaise influence rek parce que élèves yi tamit am nañu ñoo xam ne ñoom yaa amuñu choix ka ñoom dañuy ñëw topp masse bi nii rek di àndandoo ak nit ñi di dem bu ñu gisee seen ay camarades de classe di yàq dañuy bëgg a yàq ñoom tamit waaw loolu moom vraiment waaw du action bu baax quoi tamit waaw tamit c'est pas un bon exemple pour les futurs élèves ñi nga xam ne dañu war a ñëw di jàng ci foofu ak seen rakk yi di ñëw nii dañoo war a xalaat quoi lépp du question que boo paree ci lii la da nga koy yàq loo xamante ne yow lañ ko fi bàyyi ñoom bu ñu ko yàqee seen bopp lañ ko yàqal waaw parce que ñoom élèves yi ñoom man je suis un ancien élève du lycée waaw normalement loolu moom rafetlu moo ko franchement war ñu woon yàq parce que ñoom ñoo ko moom bu ñu yàqee tamit seen bopp lañ yàqal bu ñu yàqul tamit vraiment seen bopp la ñuy yàqal aussi d'accord uma si de loolu moom du action bu baax parce que man daal li may joxe comme conseil élèves Sem Yoff ñoom ñoo mën a defar Sem Yoff bu ñu yàqee seen ay matériaux ñoom dañ ko yàqal donc dañu war a sàmm seen ay matériaux ba pare pour une fois ñu sanctionner élèves yi nga xam ne jàpp nañ leen su ko defee beneen yoon duñ ko mën a def. bon pour man loolu noonu jaaduwul ci sama xalaat parce que nga nekk élève nga jàng 9 mois sacrifier ak grève yi nu mu méttee pour man la meilleure des choses ñu xool nuñ koy célébrer entre ñoom sans autant que di yàq classe ou ay table bon parce que d'abord loolu noonu après ça va créer un préjudice autant pour moi parce que après table banc yi ñuy yàq classe yi ñuy yàq dañ koy defaraat te ñoom dañ koy soxla donc pour man la meilleure des choses c'était que ñu xool beneen façon de le faire dem divertir entre ñoom daal c'était mieux. bu ma amee conseil bi may jox élèves yi mooy nañu yokk jom yokk góorgóorlu parce que moom lañ fi amuñu dara lu dul jom ak fulla ak fayda te nit moom boo gëmee sa bopp ba pare nangoo góorgóorlu nangoo liggéey jàpp ni bon yàlla un jour dina ñëw dina la jàppale incha allah. on ne fait que déplorer ça maanaam di ko ñaawlu parce que école mooy temple du savoir dañ fay wuti xam-xam et que li ñuy wax naan dañoo nekk crise des valeurs mu ngi commencer manifester wu bu ñu demee ba école temple du savoir ñuy saccager ay matériaux yoo xam te ne dañ koy utiliser loolu c'est à déplorer loolu moom rafetlu wuñ ko dara en tant que formateur. waaw mais sanction moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi te mag ñi nee nañ ku def lu rëy am lu rëy ñii ça doit être des exemples parce que on a nos frères dañoo am suñuy rak suñuy doom suñuy jarbaat yu war a jàng donc dañ leen a war a jox un très bon exemple wan leen ni lii nii ñu yombalal leen élève bu nekk fongale mi nekk ci ay yoo xam ne abri provisoire la bu jotoon ci lii day daw ba rëq kon nag dañuy ñaawlu lii te ñoom bu ñu ko gisee c'est pas un très bon modèle pour ñu ne capitale du Sénégal plus particulièrement Yoff ñu ngi saccagé seen école loolu c'est à déplorer ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. parents yi moom fi mu toll nii waaw li yàlla xam doy na dëkk bi métti na on a tendance à dire que ñu ngi def fuite de responsabilité parce que sa doom soo ko gisee muy saccagé loolu moom vraiment c'est à déplorer xanaa di leen ñaax ñun parents yëpp ñu jokk góorgóorlu vigilance ci xale yi. pour ñu xool ñu leen mën a dimbalee daal pour seen éducation. balaa ñoo tëj di leen jox benn conseil juste mooy que ni nañ góorgóorlu jàng seen parents yi sonn nañ parce que ku ci say waajur jóg kustu ba dugal la ci école war ngaa góorgóorlu te góorgóorlu bi mooy ñu góorgóorlu dimbali seen waajur yi. je pense que loolu déjà rafetul parce que école bi après dafay des déwén. Ce sont les mêmes tables bancs et les mêmes tableaux qu'ils vont utiliser bu ñu ko yàqee année prochaine bu ñu ñëwee ci lan la ñuy jàngaat déjà dafay indil ay charges à l'État pour ñu war a defaraat loolu pour mën a jàngaat bu fekkoon ni sax bu ñu paree
dootuñu ñëwaat foofu jàng sax là on peut comprendre te acte boobu sax duñ ko prôné mais déjà école boo xam ne déwén fa ngay jàng say rakk après ci la ñuy jàng xamoo ndax say mag fa lañ jaar nga ñëw yàqu ko déjà loolu rafetul pour un temple du savoir loolu moom c'est pas joli en tout cas bon man dama koy ñaawlu franchement. bon de prendre les devants prendre des sanctions sanctionner pour ñii di ñëw après mais je dirais des fois que ci kër yi lay jóge doog a ñëw ci école yi. donc à un moment donné les responsables duñ ci mën dara lenn rek lañ mën mooy prendre les précautions préparer pour luy am après bon pour mën a éviter genre incident yi quoi. mais mooy ñu gën a yar xale yi rek TikTok bi moo yàq xale yi donc mauvaise habitude yenn affaires yi ñaaw yëpp fa lañ koy gisee te Sénégal moom lépp lu mu dugg rek da ciy ëppal donc loolu la na parents yi gën a yar xale yi jàngal leen les habitudes yu baax ñu am comportement bu baax jàng loolu mooy doxal réew quoi. ñu bàyyi ko bañ caa yegg rek. parce que après tamit sanction yi bu dalee seen kaw seen papa yi ñooy ñëw di ñaan naan noo xale bu ndaw nga tëj ko fekk seeni doom ñoom ñoo liggéey lu waral ñu jàpp leen tëj leen donc nañ téye seeni doom balaa ëllëg ñuy demaat di egg ci yenn bassesse yi quoi. damaa xalaat ne loolu baaxul jaaduwul parce que beneen yoon xalaatuñu déwén yi yan élèves ñooy dugg ci classe bi di jàng ak yooyu noonu ba pare xaalis lañ yàq c'est pas normal franchement mënoon nañ ko féete civilisement. mu macha allah dina baax par rapport ak ni ñu ko defee nii rafetul franchement parler gisuma si lu rafet franchement ay élèves yu professionnels ay élèves yoo xamante ne ay élèves lañu am nañ expérience su élèves waruñu doxee nii franchement parler waaw franchement parce que seen rakk yi tey buñ ko gisee duñ doxee noonu seen rakk yi tey buñ ko gisee mënoon nañ joxe exemple boo xamante ne seen rakk yi buñ ko gisee tey waxee defee neneen daal mais nii moom rafetul. parce que ku ko gis tamit danaan élève Sem Yoff wala élève diw en plus boo xoolee ci vidéo yi tamit liñ def rafetul daal di yàq ay fenêtre dindi table banc yi dañuy xool déwén tey ñi fiy jàngee déwén nan la ñuy def ak fan la ñuy toog franchement parler c'est pas joli. war nañ leen sanctionner bu baax sax. li ma mën a wax ci li jot a xew Sem Yoff man en tant que surveillant dama koy ñaawlu parce que. dëgg la personnel école bi am nañ ci part de responsabilité élèves yi aussi tamit dañoo inconscient rek moo tax ñu def ko car xamuñu école nu mu def utaleen table banc ñu toog si xamuñu fu fenêtre yi jógee ak consort maanaam bu ñu demee ba yàq rek c'est parce que sensibilisation bay des envers les surveillants et envers les professeurs du caagi ne dañ leen yarut mais dañoo xamut parce que bu ñu xamul fu mu jógee duñ ko def car sa kër papa sa kër yaay daf bàyyi ay matériel yu baax yàqoo ñëpp fañ la jàngalee xam-xam nga yàq def naa loolu ñàkk xam rek moo ko waral car sa kër yaa ngi fa fees jël ay table banc yàquloo tojoo école tëj fañ la jàngalee savoir xam-xam nga yàq table banc yàq ay fenêtre defe naa loolu xale bu réer rek moo koy def te aussi bu ñu leen bàyyi noonu donc il faut que tamit personnel bi jug bañ toog ci bureau yi lii boo seetloo affaire bureaucrate moo ko waral bureaucrate toog ci bureau yi di bind loolu jeex nañ jug nekk sur le terrain ñoom surveillant ñoom professeurs yi am na gardien nañ bañ toog jug nañ jug ñoom nekk sur le terrain ak xale yi xale bëggul nga toog di ko seetaan tant que yaa ngi toog sa bureau di bind di xëdd di maanaam amul sens daal absolument ñun suñuy élèves amul maanaam bon école bu nekk ak ay phénomène ñun suñuy école tamit Cheikhul Khadim élève amul si fit dama table banc ak école bu mu mën doon mais parce que personnel public moom surveillant dina am presque 9 surveillants mais lu ñu ñoom la ma seen liggéey à part dugal note la ma seen liggéey nañ jug yar xale yi sensibiliser leen ñu bàyyi familiariser ak xale yi di leen gëmloo yaa sama protégé xale bi tant que yaa ngi gëmloo loolu maanaam bu école tëjee lu ko neex lay def mën na sa carte professeur si mbéy dóor ko parce que lan nga ko tàmbal la xale nga koy yar jubbante ba mu ci toll la mooy def nag bu leen bàyyi loolu état bi na jug teg daan école bi à cette prochaine fois école mën ci ay responsabilités ci ay élèves am yar seen élèves xale boo ko yarul day yàq on a dit éducation c'est le fait d'éduquer l'enfant boo éduquer l'enfant bi dafoo dara